jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julliwaat ci yontam bu tedd bi ñu ngi amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen ñu ngi amaat mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen émission Leewtoo mbokk yi nag ñu ngi leen di nuyu di ñaan ci réew mi jàmm waaye di ko ñaanal bépp doomu sénégalais bu xam ni ak foo mën a nekk moo xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk bitim réew di ñaan yàlla suñu borom jàmm ci réew mi ndax li max naan jàmm fa mu jógee du fa jeex waaye fa mu jëm du fa jeex du fa doy kon yaakaar naa ni santaat yàlla di ñaanal tam mbokk yi nga xamante ni ñoo tëdd ci hôpitaux yi yàlla na yàlla suñu borom fëgg seen bopp di ñaanal tamit way dawlu yi yàlla na yàlla suñu borom xaree leen àjjana mbokk yi ñu dellusiwaat nag ci émission bi waaye tey jii yaakaar naa ni ñu jógee ci tàkkusaan gu mag ay tàkkusaan bu Gaston Mbengue ci bis boo xamante ni bis bu amoon solo ci wàllu làmb bis boo xamante ni yaakaar naa ni gis nañ ni mu mel bis bu taaru waaye nag am na loo xamante ni am na ci muy am ndog ndaxte combat bi yaakaar naa ni muy amateur muy supporter yaakaar naa ni bégguñu parce que lañ bëggoon a gisuñu ko ci diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers Lac nag yaakaar naa ni dina am tuuti xalaat yuñ ci wax bis bu nekkee da nga ñëw jekku bis bi te ku xool yaakaar ne xam ne jekku nga bis bi da ngay wane sa bopp am na bis yoo xamante ni du yoon nga koy amee noonu waaw loolu buñ demee ba ci biir dinañ gën a yaatal ndem neex na yàlla suñu borom waaye nag ñu am ay gan yu mag waaye ma feggoog suma mag suma xarit Max Mbargane ni ñuy feggoo ci altine bu jot ci émission Leewtoo waaye tey buñ nee sëñ Modou Niang yaakaar naa ni gis nga ko at mu jot macha allah moom moo ëpp lu muy tëgg ci wàllu làmb di jàppale nag jeunesse bi moom yaakaar naa ni lim naan ci kaw bu viddee rek mu jël yéegal mu ngi génnee xale yi bari at mu jot parce que yombul max ñaar fukki combat nga tëgg ko ci saison at mu jot loolu yaakaar naa ni war nañ koo jaajëfal te moom jeunesse bi rek moo ko ñor jeunesse bee ko bëgg muy nit ku fidèle nit koo xamante ni yaakaar naa ni macha allah ci ngoram léppam dignitéem téyeeku loolu nag yaakaar naa ni max li ngay wax rek mooy ndimbalu yàlla la barki démb yàgg ma ko wax nga ne ma sëñ Modou lu mu ñaan nit macha allah bu ko yoree may ko loolu yaakaar naa ni moom moo mel noonu waaye beneen bi tamit yaa ko wax sànq max nga ni ay ndaw lañ waaye ku yokkul yaa wàññi waaye ñoom biñ ñëwee yaakaar naa ni yokk nañ muy waa Vox Arena di Aline Badara moom sama papa la ndax sama papa Aline Badara la tudd kon yaakaar naa ni ñu ngi am ci yéen mbégte rawat na ñu ñëw taxawal ay combat yi bari macha allah li ma wax sànq rek ni ku yokkul yaa wàññi waaye biñ ñëwee gis nañ ay combat yu bari yoo xamante ni taxawal nañ ko ba pare yor site internet boo xam ni macha allah ku ne xam na ko loolu wane na ni Vox Arena wane na ni biñ ñëwee am na leneen luñ bëgg a yokk nit ki noonu la àdduna noonu la boo ñëwee fekk am mbir ñu sos ko da ngay ñëw indi sa tuusu bopp mais ñoom gis nañ ni biñ ñëwee indi nañ seen tuusu bopp sañ-sañ yi nag maa ngi jos message yi partout mais yaakaar naa njiit Couture moo génn fii waaw njiit Couture Pape Sow njiit Couture ci kanam tuuti na leen jox numéro am waaye nag Pape Abdou Fall moo jënd mbubb yi fay ñaw bi yóbbu ñu ci téyeram Pape Abdou Fall kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ni yóbbante bi yegsi na ñu ngi lay gërëm di gërëm say soxna di gërëm jooja immeuble di gërëm ñëpp képp koo xamante ni daal yaakaar naa ni ñu ngi lay gërëm mais Pape Abdou Fall mention spéciale nitu kaddu la fii la toogoon wax ko yaakaar naa jóge fi def ko waaw nitu kaddu la kon nag bala maa jox mag si kaddu bi tam ma gërëm ki nga xamante ni mooy Boubacar Diallo ndax nit nag bu la bëggee di la safoo fu mu la gis ni la man nit ñi may wër waaye yow man maa lay wër yëkkati teraangaam jox ma yaa ni ma teraanga kenn du ko nëbb Boubacar Diallo li nga taxawal muy ITV ndax kër yëpp benn la yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla ful ci teraanga ji may defal partout gis naa ko bëgg ma te yàlla suñu borom tax ndax yow ñëpp la soxla yow nga ni mën ngay wër Boubacar grand kontaan na max kaddu gaa ngi noonu waa jërëjëf buur di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi di gërëm suñu ñaari way jur wax nga ko jàmm yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm lu dul jàmm ko gën waxoon naa ko buur dama ne duñu dalal kenn fii ñu ne lu mu fiy def kuñ fi dalal rek war na fee toog waaye nag di kontaane Serigne Modou Niang wax naa ko en général léeg-léeg sax bu toogee du ma bëgg a wax ci moom mais doomu aadama ji koy julli rek lay yor dañuy biral rek wala ñu yelu danañ biral lu baax li ngay def wala ñuy yelu lu bon li ngay def waaye lu baax dañ koy biral mais buñ la séenee maanaam foog ñu wax day doon lu baax rek wala ñu wax safaan ba sëñ Modou nag lu baax rek lay def di mag mu yaru boo toogee ak moom sax dalay yar toujours ma wax la ko ne ko bëri na loo xamante ne nii su ko wéetee ci yow nga yor ko bu ko soxlaa bu la ko laajee nga jox ko
ndax moom yaram moo ko waral ndax nit ñëpp dañ ko rus. nekk fa mu nekkoon ba léegi. parce que doole xam nga ragal daa am fu muy yem. même xale bi bu dee ma toll ni yow nga ko daan dàq mu daw tey nga dàq ko mu siisu. nga xam ne boo amee xam-xam dëppal. mais rus moom la ñuy deyaale. ki la rus da lay jox cër. ba baa yàlla di ko fi jëlee wala mu la fiy jëlee. te Serigne moo dañaan nit ñi rus nañ ko. saison bu jot muy éppi journée te boolewul dara ki wax. waaw. ah bu dee dañuy régler jëf yi noppi trésor la noppi or la. li mu war a def rek lay def li mu war a wax rek lay wax xëccoowul dara. man naa wee ko bu ñu daan xëccoo ay dat am na boo xam ne am na ñu fanaani CNG ñiy xaaj guddi gi. sëñ Modou day bàyyi ba midi wala 1 heure wala ci suba ko ma doog a ñëw ne combat yi du jeex wax na dëgg seenu asamaan jarul boo xam ne foo tourné di ko seen. keneen ki di Aline Badara. ñu yor site bu mag Equivox waaye dugg ci làmb ji nag. ne du ñu yem rek di couvrir événement yi di wit ay fii non dañuy tëgg làmb. dal ci Tyson 2 francs ñu ne waa ñii ku ne seen ginnaaw. mel na ni daal kon ku yokkul yaa wàññi la yeneen télé yi daan def di tëgg làmb ñoom bi mu ñëwee yow. ci la ñëw mais li ci gën a day waat sax mooy ñaar ñi toog. bi promoteur yi tëgg affiche yu mag yi di xëccu ne ñoom mën nañoo dem huis clos ñoom ñi dañ na pare nañ ak huis clos lu ñu ca fekkuñu ca ñoom ñaar ñi ñëpp. dañ na pare nañ pour tëgg huis clos wane ne ko événement yu mag yi luñ man ñun danañ ci def li ñu man ndax li ñu yitteel mooy ñoo jël engagement ne dañuy def nangam kon dañuy dem ba sës. kon ñii ñu dal la war nañ fee toog. wax nga ko léegi nag ñu jóge ci événement bu mag. Prince moo tëgg samedi. tegoon 4 millions droits d'organisation génn ci. muy 3 millions 600. est-ce que doo teg foofu sa loxo ñu dem fa daw dellusiwaat ci yow. nee naa la dem a poñe. waaw déedéet. léegi waaw dañuy nuyoo pare. altine bi passé. baat bee xawoon na dee ndax. non tey moom dimanche damaa dallu. tey daa mel ni moom damaa dallu dimanche. damaa dallu waaw. Pape Bou Fall yaakaar naa ne téyeer bi Pape Sy la tudd. Pape Sy la tudd. Pape Sy moom di Njiit Couture. Njiit Couture moom moo def lii. mi ngi waaye nag ci rond-point Masalik. ak Jinaan ñoo jàkkaarloo. ñoo lang. waaw ñoo lang Pape Sy. kii man xam naa ne Njiit la. waaw Njiit Couture xam naa numéro am nañ leen ko jox ci kanam. sëñ Modou nuyu nañ la. maa ngi lay fay buur di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant wayjur yi. di sant sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp. di sant sama turandoo sëñ Mut Jom Masamba di sant Maam Mor Baraan Guèye di sant waa làmb yëpp di ci jiital le président Bira Sène di sant waa kër gi sama kër la samay rakka fi ne mel na Sidi Diagne directeur général président directeur général ak Jupiter Mansour Sall ak yow mii buur sa kër gi sama waa kër ñoo fi nekk ak Max Mbargane ngeen di liggéey bu rafet wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu ko jërëjëf mon ami Sall Bigué di sama rakk waaw ak ñëpp ñi nga xam ne Yves borom guddi gi da nga koy seetaan waaw man dama koy seetaan c'est une émission qui est très bien suivie waaw dama koy seetaan toujours ku baax ba mu jeex ma doog a nelaw waaw donc kon daal vraiment kër gi sama kër la kontaan naa Aline Badara maa ngi koy nuyu waaw ñoom lépp lañu doom lañu jarbaat lañu rakk lañu waaw kon nag ñu ngi leen di ñaanal ñoom it ñu àggale ak jàmm ndax ñoom ni ñu tàmbalee tegu nañ ci yoon kon daal vraiment bu kontaan naa sama xol sedd na ci invitation bi ngeen ma invité tey jërëjëf Niang Ballo Aline Badara kaddu gaa gi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah damay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu Sénégal yëpp di nuyu kilifa diine yi di ñaanal suñu kilifa yi yàlla bàyyi leen fi ñu fi jóge aussi yàlla xare leen àjjana di nuyu aussi monde lamb en commençant par le président CNG comme ni ko sama papa bi waxee donc di nuyu aussi ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi tourner autour de la lutte voilà en général di nuyu aussi waa kër gi di leen jaajëfal nag yéen ñi nga xam ne yéen a ñu invité ci plateau bi Bour merci ak suñu père Max Mbergane di kontaan aussi si occasion bu ma am dajeek suñu papa sëñ Modou Niang ci plateau bi parce que loolu aussi vraiment sant yàlla bu baax la koo doon seen
ba toog ak moom ngeen war a développer ci benn sujet loolu alhamdulilah rabbil alamin lañ mën a wax donc ñu ngi leen di nuyu bu baax vraiment di leen di jaajëfal parce que yaatal ngeen ñu waaw yéen ak ñuy tette aussi te loolu aussi ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax waaw loolu de la mag si naan oo gàtt na way la way la wax dëgg yàlla nuyoo bi am na solo waaye nag xam nga fii moom dañuy dund làmb plateau bi xam naa ni max dañuy dem fi nga xamante ni moom mooy journée prince bi parce que lit simple gis nga léegi ni ko xale yi bëgge mu am benn avancement bu mu am waaw di nuyu Manga 2 nga xam ne moom mooy deuxième vice président ba pare yore bëre simple bi nga xam ne ni ñu ubbee dañoo ñëw rek xaaruñ mii si yokk ay 3 millions ngay dégg 4 millions 5 millions ba moom Manga sax structure bi mu jiitee le 10 ak le 11 day dem Fimela waaw lam 1 million 500 la fa teg wax xam naa ci kanam dinañ ko Maodo moo koy tëgg Ndey Fatou Adama Jali moo koy way kon moo lay wan ne te boobu ba léegi ba baa ñuy naan ndox ba ñu ubbee saison bi ba léegi région yi chaque jour ñi ngi teg ay te mise yu am solo la ñuy teg moo tax mbëri ku ci doon daanaan ñeme loon mbappat yi non di nga ci am dara mais nag li ma koy gën a félicité mooy Mbour yàgg nañu dem ay Kaolack maa ngi yow ak Mbour mais buñ dee dëpp dañuy gis ne sëñ Modou mise yi dañ koy yemale rek ci ñeenti mbër yi mais loolu Bira Sène bi mu ñëwee waxtaan ci ak Manga ak ñi mu àndal dem nañ ba léegi ba boo nee ba quart de finale sax di nga mën a am dara boo ko defee 8 lutteurs yi mais ñu yemale ko rek ci ñeent mais danañ la cof dara loo mën a fóotee sa ngeen man ko jege naa yoo loolu dañ koy rafetlu Prince nag moo tëggoon samedi bii tegoon fa 3 millions 600 waaye Franc jël bu njëkk ba moo jëlaat bii Kaaw Gourdin moo jëloon lese ba moo jëlaat lese bii loolu jaaxalu la waaw ñoom ñaar moo jël bi Fallou Ndiaye tëggee waaw Franc moo jël Franc moo ko jël waaw Kaaw Gourdin moo jël lese ba Prince tëgg samedi Franc moo jëlaat poids lourd xanaa mooy nouveau rek waaye daa doy na war de mais Kaaw Gourdin mayul xale yi dara déedéet ñaar yëpp moo jël lese yi loolu moo am ci arène nationale loolu am na solo loolu am na solo xam naa ñu àndandoo dem bu ñu paree rek dañuy dem seetaan ko doog a dellusiwaat kon ñu def loolu ñu àndandoo dem seetaan loolu te dellusiwaat masil la bu Modou Lo ñu koy nuyu moom it di sëriñ ci Modou Lo di ko ñaanal moom it mu ngi seetaan émission bi ak képp koo xamante ni yaa ngi seetaan rek mais ñu àndandoo dem arène nationale ci bis masil la xaritu parrain bi la masil la moo tax parrain bi jotu la ñëw mais ñoo masil la daanaka mën nañ ne ñoo ko fa teewal moom it ku baax di jàpp di ñaanal ci xalaatam tamit di nit ku yàlla baaxal daal ma ñu koy nuyu ñu àndandoo dem arène nationale te dellusiwaat nag ak suñu gan ñi te dellusiwaat tamit ci bisu Gaston Mbengue. mbokk yi arbitre jox na avertissement ki nga xamante ne mooy général Malika. arbitre ba sifflé na. ñoo ngi ci demi-finale bi. poids lourd François Gomis dem na finale. ki nga xamante ni mooy Ada Boy Bawol. général Malika Talfa. ñu ko ca digg géew ba. général Malika Talfa. général Malika à droite, Talfa à gauche. arbitre. jàppante nañ. bàyyante waat nañ. général Malika. Talfa jël na tànk général Malika. Talfa général Malika. Talfa général Malika. Talfa général Malika. arbitre. Talfa général Malika. arbitre. plaqué na ko. daan na ko. nangu ak li lamb bañ final poids lourd baa ngi noonu général Malika Émile François Gomis 23 heures pile le 3 avril 2021 PA Events PA Events mooñ fu woo mise bi 3 millions 600 francs daw na jël tànk ba Émile François Gomis daw na jël tànk ba général Malika rasu mu bal ko añ ko bàyyante waat nañu Franc général Malika
Franc Général Malika Général Malika añ na ko léegi Franc bañ mu plaqué ko bal na ko Général Malika Franc Général Malika añ na ko Franc bañ Franc wàcc na ba du ko plaqué Franc wàcc na Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika dafa dugal bopp bi ndengeñ ko Franc fi mu doon daa am problème gisul Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika Franc final poids lourd PA Events mise 3 600 000 bàyyante waat nañu ñoom ñaar Franc Général Malika mbokk yi Franc Général Malika Talfa la daan léegi Franc daan Ada Boy Baol Général Malika Franc bëre nañ fi léegi bëre bu neex Général Malika Franc ñoo ngi nekk ñeente Général Malika Franc jàpp na ci loxo Général Malika ku nekk jàpp na sa loxo moom ñoom ñaar Général Malika Franc tibb na léegi suuf si Franc jël na tànk Général Malika ba du ko mbot Franc jël na tànk ba Franc nga bëgg a plaqué waaye Général daa bañ Général Malika Franc Général Malika wet ga Général a ngi ca wet ga Général Franc Général fa nga jàpp baaxul Franc Général Malika dem na ca wet ga takk na ko day tëdd wàllu koy wër na ko ndomba Franc wër na ndomba Général Malika da koo bëgg a daan Franc Général Malika daanoogul Franc Général Malika Franc Général Malika Franc wër na ko ndomba Franc Général Malika Franc wër na ko ndomba Franc Général Malika Franc wër na ndomba Général Malika Franc wër na ko ndomba daan na ko Franc daan na Général Malika jërëjëf yaakaar naa ni Franc daan Général bu Malika lu xale yi daal mbapat ñu ngi ci wane seen bopp. waaw ñu ngi ci wane seen bopp keroog Franc am na 1 300 000 Général mi daanu am 910 000. ñaari demi-finalistes yi ku ne am nga 130 000. ñeent ñi daanu quart de finale sëñ Modou ku ne am nga 32 500. loolu xel nangu na ko. waaye nag yemale ko ci ñeenti mbër rek. yàgg nañ koo kaas mais ren ak CNG bu bees bi loolu la ñu indi buur. ñu di ko rafetlu trop nag loolu yaakaar naa am na solo ñu waa dem nag bu ñu jógee foofu dalal suñu gan ñi waxtaan ak ñoom waaye bisu démb bi. noo ko gisee muy diggante ki nga xam ne mooy Lac de Guiers ak Eumeu Sène. waaw muy combat boo xamante ne nii am na solo lool waajtaay bi nit ñi wane nañ ne namoon nañu làmb donte sëñ Modou ubbi na saison bi ci diggante melax ak B52 drapeau soxna na fi Fall. keroog it arène bi rafet lool macha allah. waaye démb nag nit ñi dañoo roñu am na ñoo xam ne fa la ñu añee. ñii xëy suba teel. stade bi taaru fees del. boo sànnee mbattu ma tak ak i Gaston présenté affiche am yëpp. mais daal gis nañ ca cappaandaw la loolu xaw a yàq journée bi. ndax it nag ñaari mbër yi joxewuñ li ñu doon xaar ci ñoom. maanaam li ñu doon xaar ci ñoom joxewuñ ko. xam naa loolu jar na def ay jàngat. loolu nañ ko xóotal ci kanam. waaw jar na def jàngat ci kanam tuuti nañ ko xóotal mais sëñ Modou gis nañ tamit ni nga ubbi saison bi at mu jot ren nga ubbi ko ci bis boo xamante ni bis bu am solo mu nekk drapeau soxna Nafi mën nga ñëw dellusiwaatal ci loolu ak lan ngay waajaat. waaw loolu moom comme d'habitude rek. yàlla def na chaque saison ñun ñoo koy ubbi. xëy na bii sax yàlla moo ko dogal. ndax mënoon naa demee neneen waaye dogalu suñu borom toujours rek su ñëwee dañ koy nangu. ndax li ñu waxoon waxi huis clos moo tax ñun ñu ubbi saison bi. léegi nag bi ñu ko ubbee ubbi nañ ko ci ubbi bu am solo. ci drapeau sama jigéen soxna Nafi Fallou Fall.
moom it wax dëgg yàlla sama digganteeg moom comme ni nga koy waxee diggante kóllëre la wóllëre moo lal sama diggante ak moom waaw loolu la donc bis bi réussir na li ñu ci doon séentu lépp gis nañ ko ci yàlla dimbali nañ ñu ubbi saison bi incha allah ñu war a dellusiwaat dimanche le 11 bii waaw ci diggante Cheikh Super Jamono ak ki nga xam ne mooy capitaine Dina combat spécial bi moom mel na ne grand combat bi ndaxte limousine 2 bu kaay baax mooy bëre ak taaw anta bu jëf soog a nekk donc noonu lañ ko def ba mu mat 10 combat donc loolu moom la ñuy defaat pour tàggatoo ko amateurs yi fas yéene dugg ci koor gi nag suñ ci duggee ñun du ñu tëgg ci koor gi mais dinañ ci lëlu préparer ci benn programme boo xam ne dinañ bëgg chaque week-end ñu def benn làmb waaw bu xale yi jëlee samedi yi jël dimanche yi ñu jéem a jël vendredi wala mercredi ànd ak ñoom rek ñu àndandoo liggéey pour làmb gën a jëm ca kanam. bu ànd ak dogalu yàlla bi ren ñaata journée nga naa def. 20 lañ bëgg a def. 20 nga bëgg a def. waaw 20 lañ bëgg a def. yéexee buur bon da ngaa xaw a sori sax ci benn côté ni muy monté combat yi. nitu kàddu la. bu siisew ci dara day am. léeg-léeg ba dernière minute am mbër mu désisté. rawatina ouverture saison dafay métti. waaye buñ paree rek day wax andi leen keneen. parce que ñamiy jël. ku ne sa gox moo la yitteel. stade bi day fees del. fi mu ne li combat yu mag yi neex am na solo lool ndax amateur yi mais am na ci ñoo xam ne seen mbër mu ndaw mu ñu dëkkal rek a leen jaral jóg. ndax mooy seenum Tyson mooy seenum Bombardier mooy seenum Yékini. sëñ Modou xam na loolu. te xam ne ne mbër yi ëpp journée yi. li ëpp ci mbër yi bëri wuñu te dañ koy sonal. moo tax léeg-léeg ñi mu jiital am ci ñoom confiance mooy nuyu Pape Diagne Seras de passage di nuyu Ndoye. xam ne ne ñoom ci soxlaam rek la ñuy dox te duñ ko yàqal dara. dina leen wax lu ngeen def ànd naa ca. kilifa nag noonu lay mel ak njabootam. kon sëñ Modou doon na koo xamante ne nii waa làmb yoroon na ko njukkal. xam nga ci nga combat baa nga noonu ñi nga xale yaa ngi noonu di ming. bii mooy premier journée am ñi nga B52 ngi noonu. te nag lii waral sax ngay xale yi da di ko daan dem ndax tàmm nañ ko waaye ki daan ne mbër mi andi woon maa ngi dem da nga koo mën a téye. déedéet waaw loolu mënoo ci dara. ku daan ñibbi ku daan da nga naan kii moom fi indi woon maa ngay dem mënoo ko téye. waaw loolu am na solo sëñ Modou mais fi mu nekk nii ci làmb ban vision nga ci am ak fi mu toll nii. waaw vision bi ma ci am mooy wax dëgg yàlla CNG bi fi nekk. mi ngi jéem a góorgóorlu. la ma waxoon Bira daal. gis naa ne ma nga ca. dama ne ko woon li fi Alioune Sarr def. tegal sa tànk fi mu ko tegoon. loo ci mën a yokk nag nga yokk ko ci. mais gis naa ne ñoom ñi ngi góorgóorlu. ñun ñi jëkk a tëgg gis nañ ne yu bari ñi ngi koy oyofal. location bi dañ ko wàññi stade bi. waaw ñu ngi koy oyofal lépp. ñaata la. ak sécurité bi. ak lépp ñu ngi koy oyofal ba nga xam ne. vraiment liñ ci doon jooy. pardon. liñ ci doon jooy daal. lu bëree bëri gis naa ne teggiku na. loolu nag dinañ ci ndaxte nit moom boo gisee nen a ngi rek. wallaay dëgg la dinañ ci gërëm ministre des sports Matar Ba. gërëm ci Bira Sène. xamal leen ne daal ñun ñi nga xam ne jëkk nañoo tëgg. gis nañ ne ñoom. ñi ngi wàññi ñi ngi góorgóorlu. nit nag su góorgóorloo ne ko waaw góor. na ko jërëjëf waaw bu leneen amee nga wax leneen. waaye loolu moom gis naa ko. gis naa ne vraiment ñi ngi góorgóorlu. que daal ñun ñi jëkk a tëgg daal. amuñu benn difficulté ci wàllu sécurité wàllu arène bi wàllu lépp daal. wax dëgg yàlla jàppandal nañ ko. loolu am na solo waaw léegi nag. li ngeen doon wax ci bëre simple bi. man am naa ci beneen xalaat. bëre simple bi. quart de finale baax na. waaye est-ce que duñu góorgóorlu ba nga xam ne. képp ku takk ngem. soo ñëwee ñu jox la loo paas. nga ñam ay dagaa laa parce que ñëw bëre ay. mais sëñ kon day wàññi enjeu bi nag ñoo gën a bëgg loolu mais est-ce que du wàññi enjeu bi. non tuuti rek loo paase. ñu comp dara xam nga ñëw. xam nga yow bi ngay def mbappat sax. yow bi ngay def mbappat. waaw da ngay jox paas ñuy def. ñuy bëre di nga leen jox dara. waaye metti na nag nit ñëw. futteeku bëre lu mat fukki combat. même buñ ko éliminé. mu dem ak loxoy neen. waaw métti loolu daal doom ba jiboon naa ñu xool ko daal. Box Arena fan lañ jëm ndax gis nañ macha allah ngeen ñëw ak. ngeen ñëw bi sax lu waral def leen ni yeneen di si di ngeen ñëw ne dañuy tëgg lamb tëgg lamb dafa am ñu nekk seen ginnaaw tamit parce que combat yi ngeen taxawal tamit combat la surtout seen franc moom mi ngi jël rek de kan ñoo engagé franc kan moo ko monté laay laaj parce que combat yi nga lim fii nga limalaat ma ko de voilà Box Arena en fait damay faral di wax souvent su ma demee si plateau yi di wax ne damay wax toujours au nom du groupe parce que man ngeen di gis quand même may toog di wax
mais groupe Equivox comme ni ñu ko waxee c'est tout un groupe boo xam ne ay jeunes ñoo ko composé. ay techniciens ak ay ñeneen ñoo xam ne ay journalistes ak ñu jàng ñoo xam ne ci yeneen domaine lañ jàng ñoo xam ne ñëpp ci groupe bi lañ bokk. mais xëy na man lañ désigné may ñëw di toog di représenter groupe bi di wax donc loolu nag mënul ñàkk. donc di leen remercier au passage ñoom ñi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi tourner autour de l'essentiel. voilà donc Equivox comme ni ñu ko waxee ah Vox Arena dafa nekkoon benn émission ci biir groupe bi. boo xam ne émission télé la buy def lamb. chaque fois ñuy dem ci lamb yi di ci liggéey booy liggéey ci dara nag yaa ngi xool. voilà surtout que mu nekk loo xam ne daf la neex ñu ciy liggéey bu am solo dem ba ràññee ko ci. voilà donc loolu l'idée nous est venue nag quand même ñu ne comme ni ko Père Max waxee. ku yokkul da ngaa wàññi. ñu ne léegi ñun nañ indi ñun tamit suñu touche. dolli ko ci mbir mi si noonu nag lañ jëlee émission bi nga xam ne moo doon def lamb muy Vox Arena bi ñu labelliser ko. biñ ko labelliser nag ñu ne dañuy dugg ci événementiel. maanaam ci domaine culture ak domaine sport léegi nag sport moom ku ko wax Sénégal xam nga automatiquement sa xel day dem ci lamb lamb nag moom mooy suñu sport national donc noonu lañ jógee après ne dañuy dugg ci lamb ji dem ci événementiel bon loolu aussi li ma ci gën a wax rek mooy mu nekk benn exemple boo xam ne ñun bëggoon nañ ko joxe mooy ay jeunes lañ ay intellectuels lañ ñoo xam ne dañoo jàng tubaab ba yegg ci ay niveau yoo xam ne niveau yu am solo la on n'a pas eu la complexe ñu ñëw investir ci lamb ji dugg ci lamb bi pour organiser business la boo xam ne dañoo ñëw quand même pour gagner ci mais aussi pour dolli ci jàppale ñi nga xam ne nii ñi ngi ci milieu bi contribuer ci développement dëkk bi à notre manière donc loolu moom bokk nañ ci li ñu gën a dugal donc li nga wax nag ne combat yi naka lañ def ba monter ko et tout ça waaw parce que Sidi moo am xaalis wala da ngeen ay partenaires parce que ay combat yi ma ngeen tëgg waaw c'est-à-dire que xam nga comme li ma la ko waxee xam nga groupe boo xam ne la dañoo jàng ci domaine yëpp am na ay financiers am na ñoo xam ne dañ jàng ci mbirum comptabilité ak leneen donc xaalis nag moom da ngay am ay projet xaalis kenn du ko yor ci poche ay projet la yoo xam ne da nga koy bind mu leer nga xam ne boo ko tegalee partenaire mu xool ko dina am ci yow yaakaar xam ne lii ça peut aboutir à quelque chose donc ay xalaat la ay idée la yoo xam ne mu idée yooyu nag ngay jéem a transformer mu nekk argent liquide nga utiliser loolu nag pour mun a organiser ay événements loolu la tubaab nañu idée te mënuñoo génne xaalis waaw c'est-à-dire loolu la tubaab idée yaatu na de waaw loolu xalaat am na xam ñoo dàq xalaat ci àdduna ci garam place yi la ñu naan daal daay suba ko waaw c'est-à-dire ay baal ci xalaatkat mag yi lañu waaw ay xalaatkat lañu sëñ bi waaw wax ñu xaalis bi fan xaalis waaw c'est-à-dire ay montage financier la yoo xam ne dañ fas yéene peut-être ànd ci ak ay partenaires yoo xam ne dinañ ci jàpp loolu kese la et puis li ma jaaxal mooy après ñu dem wii kuloo ngeen ne ñun pare nañ pour tëgg waaw dañ koy couvrir te am nañ système boo wala seen système da ngeen ko wax parce que mbër léeg-léeg clé bi daanee du ko nangu wax d'accord loolu tam dëgg la xam nga nit doo toog ba dara ne këlëb sa kaw pour nga soog a xalaat nooy def ba génn ci dëgg la mais ñun dañ toll woon ci moment boo xam ne dañu gis ne lamb en fait jeunes yi yëpp ñu ngi siy jëriñu promoteurs yi di ci def xaalis bu bari donc léeg-léeg ñu dem ba benn moment ñu dégg ñëpp di jooy ne sponsors yi dañuy daw lamb ji et tout ça donc il fallait réfléchir ensemble pour trouver des moyens yoo xam ne promoteurs yi nga xam ne ñu ngi dugal seen xaalis si lamb ji dinañ xool naka la ñuy def pour rentabiliser seen dépenses yooyu te duñ ci sonn ñu dem ba lamb mën a toll foo xam ne di nga mën a fay mbër par exemple xaalis bu baree bari léegi nag am ay systèmes yoo xam ne yow soo ko utiliser di nga mën a génn ci loolu sans pour autant sax sponsors yi jàppale la donc loolu moo tax ñun tamit en parallèle ñu def suñuy mbir comme que ay techniciens lañ révolution numérique bi et tout ça donc on a pu développer ay affaires yoo xam ne dinañu mën a dimbale nga xam ne dinañ mën a dem ci lamb ji à huis clos man nga moo dellu si waat ci combat yi ngeen tëgg waaw combat yi ñu tëgg mu ngi nekk Tyson 2 ak Franc waaw Tyson 2 Franc Mama Lamine Garga 2 alliance Birom Thiatou Nguewel Fourière Baye Magnon numéro 2 Moustique ak Noiro muy 5 affiches muy cinq affiches yoo xam ne léegi nan lay demee 5 affiches non wax avant boobu sax da ngeen di jël le 30 mai waaw ndax ba léegi am ngeen date bi wala da ngeen ko bindoon rek am ci yaakaar non date boobu dañ ko bindoon am ci yaakaar mais il paraît que date boobu dafay coïncider ak période bi nga xam ne CNG bi dafay organiser drapeau chef de l'État CNG wartoon def drapeau chef de l'État ndax problème wala bu ko defee da bàyyi keneen ku bëgg a tëgg ginnaaw ba Kaolack lañ jëm ndax ginnaaw bu problème mu dafa am lamb ji yéex a ubbi ñay dem Kaolack nañ dem Kaolack ñiy bëre dóor fi ñu bàyyi la ñu bëre dóor am nañ effectif bu mën a gérer manifestation yëpp loolu moo jaadu waaw voilà léegi nag bi ñu demee aussi pour affaire yi date yi donc ñi nga xam ne ñoo nekkoon priorité ñu ngi woon ci date yi donc ñun tamit ñu ngi ci xam naa incha allah dinañ fexe rek am suñu date comme ça su communiqué ko jotee mais problème mooy gaal gi day tëgg arène nationale tëgg gaal gi day tëgg sax Adrien Senghor tëgg mais ñu jël drapeau soldat jëm Kaolack
bëre simple la. est-ce que nekkul mënoon nañoo non ñu bëgg membre yëpp dañuy bëgg ne ñu ginnaaw ba ñoom ñoo soxla rek bu kenn tëgg. lamb ci soxlawul loolu fi mu toll problème mu date la ñu am bu ñuy jëmee Kaolack bëre dóor bi war nañ ko mën a ubbi. CNG bi am nañ effectif bu mën a gérer manifestation yëpp. problème sëñ Modou yow it damay ñëw ci yow lan moo tax nit ñi am problème mais foog ñu dem xam naa ni nga tëgg la 28 ba amaat la 11 xam naa dinañ ci dellusiwaat. dañ ciy dellusiwaat léegi dañuy àndandoo rek xam naa ni dem tamit démb ci bis boo xamante ni bis bu am solo la mu dox ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Gris muy Lac de Guiers ak Eumeu Sène combat la boo xam ne max amateur yi bégguñu. waaw bégguñu. parce que day gisul xeex ci suñu bëri. di suñu bëri. mbër dina daanu sax ñu yenu la nga ñëw ñu feeteel la. ñu xool ambiance te waaw ñu seetaan ko dem dellusiwaat. kon ñu ànd ak Lamine te dem te dellusiwaat. maa ngi lay fay bu baax a baax. di ménager ba tey bu Ama Baldé waaye nekk ci écurie Pikine tamit tey loo ñu mën a wax ci combat bi. bon li ma ci wax rek mooy kenn ku ne ci tey war nga xam ne fête la mu fête suñu fête indépendance boo ko ji nga xam ne ñii tey ji mën naa ne bit yëpp kenn ku ne ci tey gis nga sa bopp ne tey làmb ubbi na ak jàmm ñun ñaan suñu borom yàlla lafar ñu cet ba lii ñu toll nii ci làmb mu gën a avancé waaye daal làmb di tey ji gis naa ne xeex bu sax dàkk war na ci mën a am dóor mu daanu sax war na mën a am ci làmb ji bëre bi ñuy bëre itam damay ñaan yàlla ñu bañ a dem ci boori saako yi ndax même bu sit amee ci boori saako yi sax du neex nit ñi dama bëgg ci digg bëre ci digg géew bi ñoom kenn ku ne ci ànd su la ak sa fayda ñëw bëre si bu dee Lac de Guiers la day rasu na ñëw taxaw wane boppam ndax moom daa war a jël sa revanche tey dafa jël sa revanche bu dee Eumeu Sène la wóor na gën a wóor yàlla ne Lac de Guiers bi daa ñëw uniquement pour bëre ak moom
moom it dama la jàpp na daa war a bëre ak moom bu mu ko déglu ndax bëre ak moom bu bëree na bëre bu bëri na bëre waaye daal xeex bi laa bëgg ñu sax ba mu sax comme ni ko Sall ba waxee xeex ba mu neex ñu bëre daanu sa borom may ko ndam bu kii xam ne mooy Eumeu Sène. toog nañu 1 an amul événement bu ñu amee événement bu mel nii tey dañ ciy kontaan ñu axlu làmb ñu gis tamit organisation bu doy waar nga gis ni Gaston Mbengue indi na expérience bu mu am si wàllu organisation Lac de Guiers moo ñëwagum gis nañu indi na état Eumeu Sène ñëwagul ba xam ndax de visu mun nañ constater que pare na physiquement ou pas mais li ñu mën a wax daal Lac de Guiers bu changé nu mu daan bëre mun na ci am déception parce que nit ku nekk dafa am manin Eumeu Sène mun na songu mun na xaar te yaramam bi yëpp dee bëre soo leen jàppante mun na bëre si ay tànk mun na bëre si ay loxo champion la vraiment am ay qualité yëpp ci équipe nationale Lac de Guiers 2 bu fekkente ni sax amul bëre bu sew am na ay possibilité ay qualité si ay défensive parce que boo leen jàppante pour nga caxabal ko problème la boo leen jàppante pour nga boot ko problème la donc combat la bi nga xamante ni combat rapproché dina arranger Eumeu Sène mais combat à distance mun na arranger Lac de Guiers numéro 2. vraiment li ñu gis fii c'est extraordinaire Gaston daal mën nañ ne il a sorti l'artillerie lourde li ñu gis daal rafet na daal vraiment. da ngay ubbi sa saison. bon maa ngi ubbi lendemain Korité Touba Toul ci armée bu Newraan ak Kati 2 bu réew Mao xam nga nun sunu gox ñun Bawol la tax ñuy liggéey ak Sénégal duñ ne mbéy ci sa woyu tànk ndax champion yi nga gis fi yëpp Bawol la ñu commencé il faut ñun ñu jël ñi nga xam ne ñu ngi ci suuf ñu yëkkati leen ñun loolu mooy sunu option nun ñooy le promoteur des espoirs kon nun espoir yi daal mooy tax ñu jóg travail à la base. Gaston production daal vraiment gàcce ngalaama tey stade bi nu mu mel niñ ko aménagé vraiment defar ko vraiment tey daal contentement am na bu rëy teg ko ci dëgg rek xëccoo pour bëgg làmb baax ci loolu rek lañ ko teg waaw. looy dénkaat mbokk yi nga xam ñooy seetaan làmb ak looy dénkaat amateur yeeg mbëri tey. ñu ñaanal nitu làmb jàppale nitu làmb jàppale waat encore une fois làmb ñun ñu jàppale suñu bopp te teg ko ci yoon te ku ci nekk dawal compréhension ndax tey jii ku ci nekk xam sa place toog ci ndax bu ñu la fekkee foo toogul dañ leen di jógal te nit boo toogee ci foo war a toog bu ñu la fekkee di la jógal yaa tooñ sa bopp nañu respectante di xoolante ci fulla ak fayda bëggante te ku ci nekk jox sa morom cër te koo gis defe ni moo la gën dana tax ñun ñëpp lañ bëgg ñu am ko. bés bu rëy la boo ñëwee tey taaru làmb feeñ na ci waaye it ñu am yaakaar ni ginnaaw taar bi làmb dina ci suqaliku diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 ndax ñoom ñaar ginnaaw bi nu bëree ay yoon tey làmb boolewaat leen war na mën a doon combat bu neex ndax ci li ñuy njort Eumeu day ñëw ak marinam loolu la ñuy xaar ci moom mu bëre ci li ñuy njort Lac de Guiers moo gën a nekk xale làmb na ci kanamam ñàkkul xanaa dina dox ci kawam dem fekk ko bëreeg moom. bi làmb tijjee ba léegi combat bu mag mu ngi soog a am lan ngay dénkaat mbokki amateurs yi ak mbas mi. ñu gën a booloo jël mesure barrières yi waaye ñun làmb ñu gën a booloo xam ni takkusaan yi lu mu bëri bëri lu mu néew néew day jeex kon fa fa kàlla na lépp rafet rek mooy doon njariñu ñëpp. man maay borom juróom-ñaari maami alpha yi ku lëmbe ku lëmbe dama lay bàyyi corona mu lëmbe la kenn du lëmbe te léegi xam nga nu may def ku lëmbe ees laa lay bàyyil mu lëmbe la rek léegi am naa ees mooy lëmbe waate léegi ees dafa garaaw mais yaa gisal sa bopp leer naa ñu set wicc waaw tey moom vraiment normal rek mais li nga sol rafet na merci. waaw. yaa kan loo bëgg Pakala. yaa Pakala. waaw. mooy wax ci boobu combat. xanaa mu doon li ñu soxla woon yàlla andi ko ñu sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yóbbu ñu bés beeg jàmm tamay ñu. mbas mi nan la defoon ci yéen ñu toog kenn mënut a bëre. mu metti trop xamoon mbër moom làmb la am su demee ba mënul bëri rek mooy metti na waaw mais sant yàlla comme que. combat kañ la. amagul date nag date précise amagul non. jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ. lii namoon nañ ko xool stade bi ni mu mel Sénégal yi wane nañ ne vraiment seen sport national yi ngi nii et donc nag sport bi mel nii ko am da nga koy téye tey jii nag lamb wane na boppam ñaari grand champion di bëri ci bisu indépendance ñu ñaari mbëri jàmm ñu bëri ko ci jàmm ak salaam kii daan kii daanu lamb continué nekk lamb. lamb gi loo xalaat ci la lay jeexe mën na jeexee ci kurbeñ nag dóor mu daanu mën naa am jàppante bëri daal mën naa am na comme que bëri dóor la ñu wax. moom lay digal Eumeu lan lay doon. Eumeu li ma koy digal mooy combat rapproché jege adversaire am. moom lay digal Lac de Guiers.
Lac de Guiers dama koy wax mu yóbbu combat bi à l'usure sori adversaire am du ko touché. ndeysaan mu doon combat boo nar a neex ndax ñoom ñaar bul fàtte ni daje woon nanu fële nga xam ni moom mooy stade Demba Diop ñu bëre woon fu bëre bu neex waaye yaawu jàll yàlla may ndam waaye yemu fàqatoon na ko fàqat boo xam ni ba léegi réew maa ngi koy waxtaane ndeysaan Malick nee na yaawu pare nga xool naa juge am nee na juge pare ngeen yamb pare nga coup de sifflet ba dal na il est 17h42 dimanche le 4 avril 2021 safrala dama juum ndeysaan yamba ngi ni teg yaawoo ngi koy wër yamba ngi ni teg yaawu di ko wër yamb nee na teg yaawu di ko wër yamb def na rotation tournée yaawu da koy wër ndeysaan waa lii nag ci ambiance lamb la bokk ñoom ñaar dañuy ay mbëri saf xorom dañuy ambiance li yàgg na ci lamb amoon na mbër bu ñu daan wax guerrier amoon na mbër bu ñu daan wax ndeysaan xaritu yaawu jaal ba nu mu tuddati ndeysaan nu mu tuddati ndeysaan mais yaawu dafa mel ni ku bëggoon a bett ki nga xam ne moom mooy yemb ndeysaan amoon na fi ku daan wax saret bu yàqu amoon na Bodi RFM waaye Bodi de mujj na Bodi Sen TV Bodi RFM Bodi D TV moom daal mujj na ñëpp daal la tudde boppam ndeysaan yaawu jaal ak yamb yaawoo ngi def ay manière am yamb ni tekk yamb dañ ko ni teyal rek ndax mag bu fotee ci ndab benn yoon day mooy toog fotaat loolu tax yamb ni tekk yaawoo ngi koy liyaar naa na ko kaay jël sama tànk yaaw nee na ko kaay jël sama tànk ndeysaan signature bu neex nag ñoom ñaar lan defoon ndeysaan yaaw tekki ne woon téere bi ci baat bi dugal ko ci biir ngemb li waa bëre leen nag jàppoon nañu ñi ngi foqante ay baaraam jàppante nañu yaaw a ngi koy door ay perkil daa mel ni yamb daan na de li ma gis yamb daan na yaaw yamb daan na ko ndeysaan mi ngi noonu dellu na waa dem le arbitre wax leen li làmb di nangu ak li làmb di bañ ndeysaan ñaari xale yi ñi ngi ci digg géew bi ak arbitre bi arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom ndeysaan soufflé bee leen di boole moo leen tàqale arbitre bi xool na juge am nee na ndax pare ngeen ndeysaan nee na Lamp Fall pare nga Papa Sow Junior pare nga ku soufflé ba dal na Lamp Fall sunu càmmoñ jiital tànku càmmoñ Papa Sow Junior sunu ndeyjoor jiital tànku ndeyjoor ñi ngi lewtoo ku ci nekk añ nga sa garde ci kaw Papa Sow Junior Lamp Fall cokkas na Papa Sow Junior ak Lamp Fall ñaari xale yi ñi ngi lewtoo ñoom ñaari Papa Sow touché na ko door na Lamp Fall doorante nañu Lamp Fall lañ koy door ñi ngi xeex ñoom ñaar Lamp Fall téye na ngemb Papa Sow laali na ko Lamp Fall nooju na ko ñaari xale yi Papa Sow a ngi door mi ngi door ngoobu na ko mot na ko bañ na jéggi na mbot mi Lamp Fall daan na ko Lamp Fall daan ndeysaan combat baa ngi noonu bi ñu doon xaar ay weer di ko xaar at ndax Covid bi ba léegi moo tax diggante Modou Anta ak Diène Kaïré Modou Anta gonte fa rek am mooy Thiès Diène Kaïré gent si mu jun ñoom ñaar tolloo nanu neexoon nanu li ñu def nii mun a gula sottal combat bi de kenn ku nekk ndeysaan yaa ngi luwaa toog sa morom
muy Diène Kaïré ak Modou Anta di ñaari ndaw yoo xamante ni yaakaar naa ne El Hadj Sall tey ku daan dina am fu la lamb yóbbu moo tax combat bi jarul fooye waaw combat bu mag la ci ñoom bu mag a mag a mag grand combat bu rëy. pour combat bi mooy sama combat. ah parce que combat la boo xam ne xale yëpp moom lañ bëgg di ko xaar xoolal waa Medina xool liñ taale lamb. Modou Anta da ko di woon yaay xale maay mag dinaa la déglu 7 minutes boo ñëwul nag ma xool leen lu ma def Modou Anta da ko di woon yaay xale maay mag dinaa la may 7 minutes boo ñëwul ma xool lu may def da mel ni Modou Anta loolu la def. waaw gis nga Alaaji Sala. ah Diène Kaïré doon na dem Modou Anta Diène Kaïré doon na dem daje nañu daw nañ daje runkum daje Diène door na Modou Anta Diène Kaïré am na lu mën a xew fi de ña nga demoon de sol ñoom ñaar sa kaw Modou Anta dafa bëgg a dugal loxoom ci biir bëgg na jàpp ngemb waaye jàpp ndeysaan ñoom ñaar ba léegi Modou Anta mi ngi yottu jàppagul dafa bëgg a dugal Diène moo jàpp Diène moo bal dafa bal Modou Anta bal na tamit ñoom ñaar ku ne bal nga sa morom ndeysaan ñoom ñaar kenn ku ne da nga fonk combat bi parce que day combat boo xam ndeysaan Diène Kaïré mi ngi manœuvrer mais nag Diène na def très attention fi mu ne nii mi ngi jéem a wan Diène Modou Anta maa la gën a bëgg combat bi Diène fi mu ne nii Modou Anta téye na Modou Anta téye na ngemb Modou Anta téye na ngemb Modou Anta téye na ngemb Diène Kaïré téyewul loxoom ci poqutaanu Diène a ngi yóotu bu téye waaye Modou Anta dafa rasu ndeysaan Diène Kaïré ak Modou Anta cey bi takkusaan laay léeg la Cees la ndam li jëmam si mujjun la ndam li jëm ndeysaan yàlla rek a xam waaye daal wane nañu jom wane nañu fulla wane nañu fayda wane nañu ngor Modou Anta téye na ba pare ndengeñ Modou Anta dafa téye ngem ba pare ndengeñ dafa téye saayeeku jàpp daal di koy ndengeñ waaw loolu mooy wane day bañ mu jaar ko fay wala mu senn ko xam nga Diène dafa sob nag faaw nga tëj laaf yi tëj ko tey tëj digg bi waaye Diène fexe na ba dindi caxabal ba kor na ko caxabal Diène a ngi door Diène door na Diène Kaïré Modou Anta mais Diène Kaïré wetam gi muy joxe bëgguma ko laaj lay la lu xew ñaari xale am nañ doole waaw Diène Kaïré daan na ko Diène Kaïré daan na Modou Anta Diène daan na Modou Anta Diène daan na ko espoir day falal xale am na ko jërëjëf Alaaji Sall Bigué moom it démb këram la ñuy yenn xam nga max Alaaji Sall këram ak stade bi benn la faat say soxnaam wax di yàlla toggal ñu ceeb bu ni am na lu ma fàttee te nag mais bariwul masque ba la rek max waaw loolu am na solo xam nga Sall Bigué ndaanaan la tey nag boo ko fekkee ci keppaaram moo la war a dalal moom ma dalal démb dañ koy rafet mais mën ngaa fekki nit bu bañ laa dalal ndeysaan waaw moom ku baax la dafa yaatu moom xaritu ñëpp la ñu ngi koy niti ko siyaar taxawaay bi am na solo xam ne da cee bokk mbir mi mbiram la moo tax ba nga ñëwee mu ne la buur nañ sot événement nañ ko sot tey nag dañ ko rafetlu Modou Anta ak ki nga xamante ni moom mooy Diène Kaïré gis nga combat bi bala ñoo ñëw ci grand combat bi waa gis naa ba ma déggee ci signature contrat laa ne leen Modou boo naagoo dina am mbett ndax Diène boo seetee xale yi gën a xereñ moo leen daan xam nga ku daan Koña daan Boy Bawol daan Marley sëñ Modou xam ne li may wax ñu ñëpp ay ndaanaan lañ ak façon ba mu leen daanee ko kuy bëri moom na nga ko seddi cër moo tax bi mu ñëwee xamoon naa ne bu ko xawee sous-estimé tuuti mën am lu ko naqari mais Diène bëri moom bëri bu rëy nag Modou deful dara dafa bañ rek ba daanu ndax gis naa mu lonk ko caxabal dàq ko mu lànk mais da koo kal ba mu ko kalee dàq ko Modou di def 3 appuis mu faxas loxo ba ñu bëri seetlu ñu loolu loxo ba mu doon def appui bi muy dem da ko faxas moo tax mëntu ko résister mu wéer ko poids mu jaaxaan kon mayu ko benn yoon mu xam mayu ko dara moo dominé ci xeex bi moo dominé ci bëri am na foo bëggoon a dugg ak sëñ Modou sànq waaw sëñ Modou fi ma bëggoon a dugg ak moom rek mooy date yi expérience la wala da nga leen di jëkk a pare ndax am nañu taxaw affiche mënuñu am date yow nga tëgg la 28 mars walbatiku la 11 avril nga tëgg ko lan mooy secret bi moom nag daa mel waaw xam nga boo xoolee man bi ñuy tëj saison bi fekk na ñun am nañ 4 combats yoo xam ne signé nañ ko ba pare yu desoon waaw jëluñu yëpp sax jëluñu yëpp mais
le 28 bi moom man waruma woon ubbi Baba Diaw ma waroon ubbi Assane topp ci ma topp ci mais nag bi ñu nee huis clos xam nga Gaston la ne engagé wu na moom day daal di jël le 4 man tamit ma daal di engagé wu daal di jël le 28 waaw booba xale yi ñoom engagé wuñu waaw kon ñoom boobu le 28 bi moom lañ doon xaar voilà le 28 bi moom loolu moo indi 28 bi booba gisuñu kenn koo xam ne engagé wu na jël date ne day tëgg huis clos donc loolu moo indi 28 bi bon 11 bi aussi bi ñooñu ñëpp jàllee ñoom date bu jege bi xañ na arrangé wu leen am na ci ñoo xam ne date bu jege bi du leen arrangé yow xam nga gis nga ni ñuy tëgge la moo tax ma ne la secret la wala da nga leen a gën a pare teel a pare la parce que ñun suñu jugee ci saison bi rek partenaires yi ñuy àndal dañuy daal di renouveler saison bi ca jëm donc continuité lay doon Mor Aj du am arrêt sama mag Mor Aj Mamadou Mandaw Fall président directeur général Yougo Sow ak Matar Diop soxna Nafi ñooñu dama yàgg ak ñoom ñooñu ñaataat nga liggéey ak ñoom bu dee Mor war nañu def ay 18 ans waaye jiitu na loolu nag sama diggante ak ay rakkam dañ doon liggéey dans le cadre de la bijouterie mu nekk liggéey bu rafet suñu maam yeeg suñu bàyyi aussi àndoon ñi nga xam ne ñooy ñoom waa Sococim aussi ñooñu mat ëpp na ñaar fukki at ëpp na ñaar fukki at chaque année maa ngi ànd ak ñoom ñoom tey jii boo xoolee xale yi fi génn ci làmb ji yëpp nekk ay ténor te ñu naan sëñ Modou moo leen génne mën ngaa wax ne Sococim moo leen génne so ngeen baal ma ci publicité bi xam naa di nga ci jàpp dégg nga dinaa ci jàpp maa ngi ci kër gi waaw sëñ damay ñëw rek xëy na buur daa jàpp sëñ Modou promoteur man ma jàpp sëñ amateur làmb xam la combat Diène bi ak Modou Anta soo ma ci doon defal jàngat analyse looy wax ñi lay teewlu waaw combat Diène bi ak Modou Anta gis naa ne ci côté doole Diène moo rif tuuti doole ci côté aussi maanaam di ay pexe dafa mel ni Diène ci combat bi moo ëpp ay pexe aussi parce que pexe na lu bari pour agsi foofu mu agsi donc loolu laa gis ci ñoom ñaar seen diggante ba tax na Modou Anta il faut mu gën a entraîner endurance il faut mu gën a entraîner endurance il faut mu gën a def contact bu ko defee tamit incha allah yàlla dina ko dimbali ba mu dellu si waat Gris Bordeaux combat Lac de Guiers Eumeu Sène ñoom ñaar ñaari mbër yu bëre à la défensive lañu boo xoolee ñoom même Lac de Guiers même Eumeu Sène li muy song congum suuf bëriwul ñaari jàppante ci kaw lay def Lac de Guiers aussi li muy song bëriwul am na ñu mu song nag daan leen comme ay Zos ak ay ñeneen ak ñeneen mais du loo xam ne forum la waaw li ma mën a wax daal mooy ñoom ñaari mbër lañ yoo xam ne dañuy xaar ñaari mbër yu xaar nag soo leen boolee gis nga même boo xoolee seen combat yi ko jiitu day durer day traîner waaw benn bi sax am na seen a ko nax rek daal di koy sàcc noonu mais xam nga loolu boo ko defee mbër bu ngeen dellu siwaatee dootul yomb essayé na ko ba tàyyi mais du sotti donc loolu mooy combat bi loolu moo tax mu demee nii mu demee ba pare it gis naa ne Eumeu Sène li mu jàpp mooy moom moo gën a féete mag moom moo daanoon xam naa loolu la jàpp boo xoolee ci làmb yow xam nga ñaare bu demee noonu dañ naan la yow taxawal rek xaar dalal moo war a wut si voilà moo war a wut si voilà loolu nag moo indi combat bi loolu bu demee ni mu demee ñu regretté ko parce que organisation bi rafetoon na lépp rafetoon na mais ñëpp wàcc nañ daal def nañ li ñu waroon def waaw ñëpp def nañ li ñu waroon def promoteur bi li mu waroon def na ko ñëpp CNG ak ñëpp mais malheureusement ñoom wax dëgg yàlla dese nañu remplir seen contrat vis-à-vis des amateurs vis-à-vis du monde de la lutte Vox Arena lan lay waateel ci wàllu date yi fan la ci toll seen combat yi bon pour le moment ñu ngi ci démarche yi d'ailleurs am na ñaari date yoo xam ne jot nañ ko réserver lu ba pare léegi des na rek dem officialiser ko foofu lañ toll ci date yi muy yan date
donc je préfère nag. noppi ba jot bañ ci avancé. ba jot ci ba téye ko. wax na dëgg. waaw soog ko wax. ginnaaw ba problème la. daa mel ne waaw lamb de seetu la. waaw lamb xam nga da ngay gis sabab keneen di la gis. waaw da ngay waaw et puis da ngay tey daal seetlu. topp ci gannaaw gars yi def ndànk-ndànk. lu nekk rek. wax ko da ngay bàyyi ba mu jot rek nga wax ko. waaw xam nga communication aussi si milieu bu mel nii dafa am solo trop. comme di Baye Ndiaga Diop waxoon. mu ne la communication c'est très important. da ngay xam li ngay wax. xam fi nga koy waxee xam ñi ngay waxal. dëgg la te mën a wax xaar ñu wax loola. walaay dëgg la. waaw baamtuwaat ko. Ndiaga Diop Baye Ndiaga Diop. waaw mu ne. yàlla ko yàlla yërëm. mu ne Cheikh Ibra Fall moo ko waxoon. nee na da ngay mën a wax. xam li ngay wax xam fi nga koy waxee. xam ñi ngay waxal. te mën a wax xaar ñu wax loola. walaay wax na dëgg bu am na ñoo xam dañ la war a fay ñu noppi. waaw dañ war a fay ñu noppi. am ñun war a fay ñu wax. moo tax léeg-léeg nag nga wax loo xam ne wax ko jotul. mu indil la ay jafe-jafe. walaay dëgg la. def su boobaa day xaw doy waxtaan. budget yi. waaw budget yi nag xam nga budget moom da ngay approximativement rek ngay kii mais loo xam ne moom da nga ci jëm organisation mënoo wax ne temps la. li nga cachet bi nga xam ne nag fay nga ko mbër yi ak yenn frais yi di nga ko xam mais dafa bëri ay divers yoo xam ne puis ñun comme que ay gan lañ amaguñ noonu expérience trop am nañ ay grands yoo xam ne ñu ngi topp suñu gannaaw ñu ngi topp seen gannaaw du moins ñu ñuy orienté di ñu digal et tout ça Maxime ci la bokk. donc ngeen tëgg 5 grands combats mën naa ni. Tyson 2 Franc Mama Lamine ak Garga 2. ngeen war a na boole ci benn tàkkusaan ci ay gan. loolu nan ngeen ko nar a dundee ak organisation boo ngeen ci mën a ñamal tuuti. waaw xam nga buur da la ko wax nga wër-wërloo ñenn ñoo ne ci genn seen ginnaaw. man mën naa doon mélanger mais xam nga organisation dafa laaj expérience. te xam nga li ci làmb ji ñiy gàmm ak ñiy raas dem duñu benn. xam naa la ña ngay dem di xëccoo sëñ Modou toog këram. bu demee ba yàqu ba 4 jours mu ne ñëw leen danaa organiser. xam nga loolu min terrain bi la. waaw xam nga li ko dalee si montage combat yi. ba ñuy nar a jëm ci démarche yi ba ci bés ba. yëpp am nañ ci ñoo xam ne dañuy accompagner. suñuy grand assisé. mu ngi si groupe bi di ñu jàppale. père Max Mbargane yow tam yaa ngi si groupe bi di ñu jàppale. père Babou suñ père la mu ngi suñu wet di ñu jàppale. ak ñeneen ñi nga xam ne nii dem nañ seeti leen xam nga waxtaan ak ñoom taataan seen xalaat père sëñ Modou demaguñ ci moom mais dinañ ko seeti incha allah. waxtaan ak moom ndax mais seen combat yi yéen a ngi xalaat pour liggéey ci DTV. waaw parce que loolu aussi am na ñi nga xam ne nii si groupe bi ñoom ñoo gérer wàllu communication. waaw nag buur ku ci nekk la nga gérer bu noo ko jaar fi jàngkat yi wala sëñ Modou intellectuel yi ba ñëwee may leen dee lamb bu njëkk ba da ngeen ko bawoon ak ñi jàngul waaye bu ngeen ñëw bëgg ñoo génne du sotti ndax yéen a ñu fekk si waaw nañu ànd bokk liggéey rek non c'est-à-dire structure boo xam ne c'est très bien organisé ku nekk dafa am lu mu gérer donc am na ñoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu communication ñoom peut-être ñoo koy gérer xam nga man comme li ma la wax rek je viens ici au nom de tout le groupe donc maanaam dañ may wax loo may wax te lépp lu ñuy wax aussi dañuy toog déggoo ci waxtaan ci ba xam ne war nañ ko wax ñu wax ko donc loolu aussi bon am na ñoo xam ne ñu ngi ciy liggéey donc bu communiqué ko jotee rek dinañ toog xam nga dérouler ko comme il se doit. combat bi am na bon maîtriser nga 5 journées yi wax nga ko léegi 5 combats yi su ma juumul am na promesse bu ngeen def mbëri ci ñi daan ak ñi daanu ma bëgg nga dégtal ko ñi lay seetaan 5 combats yi dafa tudd gala lañ ko tuddee boo xam ne gala bi ñu ngi ko tuddee G5 un gala 5 drapeaux c'est-à-dire 5 grands combats ci benn takkusaan benn combat bu nekk dafay am benn parrain am combat bu ne day am parrain combat bu nekk day am ngeen tuddee ko G5 waaw ñu tuddee ko G5 bon parrain yi combat bu mag bi Tyson 2 ak Franc docteur Macoumba Diouf moom mooy parrain bi waaw Mama Lamine Garga 2 boobu Alaaji Papa Dieng waaw def nañ face to face bu am solo parce que pas boo xam ne vraiment référence la kooku suñu bis la voilà te moom xam nga liggéey na lu am solo ci réew mi naa ci nit ñi ma njëkk a gis bi ma gestoo te moom demam yombul da ko wax waaye dañu bi ma ko déggee dafa ne bégaay duma la xaar man maa ngi lay bégaay ne ko xaar ma sa kër maa ngi lay am na ci drapeau boo xam ne mooy média yi nga xam ne ñooy liggéey ci internet bi yëpp maanaam web TV te buur géwél ba la jiite leen bi nekk Dakar kii ñi ne ci site yi waaw ñu nekk ci site yi voilà seen kuréel gi ñoom ngeen tuddee drapeau boobu ñoom lañ tuddee drapeau boobu yeneen ci des aussi dina am ay parrain comme ça yëpp rek dinañ ko fësal insha allah yooyu daal nga mën a signaler rek waaw buñ daanantee waaw léegi buñ daanantee aussi am na beneen journée boo xam ne dañ ci jëm journée boobu ñu ngi koy ooyee final 8 c'est-à-dire loolu mooy lan max yaa ngi leeral ñu kalama ko ci bar ñun moom lañ gën a dégg waaw max waaw mooy la finale des 8 quoi c'est-à-dire dafay am ay qualifiés ci journée boobu léegi ñooñu maanaam kenn mën na si daan
ci journée bi le même jour ñu seeti la joxaat la avance pour final beneen saison pour keneen ki pour beneen journée bi voilà loolu la quoi c'est-à-dire benn journée boo xam ne daf ñuy yóbbu ci beneen journée voilà sponsor yi fu ngeen ci toll sponsor yi bon ñu ngi démarché waaw ñu ngi ciy dox bëgg rek ñëpp jàpp ci voilà ñi nga xam ne suñuy père lañ anciens yi fi nekk donc dinañ seeti ñëpp waxtaan ñëpp père sëñ Modou xam naa dinañu branché moom tamit voilà waaw loolu la vraiment ci loolu daal lañ toll ñu ngi démarché incha allah te am nañ yaakaar ne dina su ma juumul doo ngeen ndax affiche bu mag Sa Thiès man damaa xaw a sob de dafa mel ni sori woon ngeen ci waaw Sa Thiès ak Reug Reug waaw dafa sori woon ngeen ci xam naa yéen a ngi ci woon am na ay jamono ñu ngi ci doon dox waaw déggoo woon nañ ak Reug Reug mais ak Sa Thiès lañ déggoowul woon daal donc bëgguñu woon xëccante trop après finalement li nga lim fii di ay pexe ci gan ak siid rek ak man mi ni ma non am na leen lu ci ne ni ma amee pexe xaw a yàgg ci làmb xam naa sax ñi ma jiitu mais xam naa ni ma yàggee ci làmb pexe rek pexe rek tëggul li nga sëñ Modou dafa am kàddu koo yàgg wax nit ñi di ko wax pexe rek li mu yow xam nga làmb yàgg naa defi dégâts bëgguma tooñ kenn waaw dëgg la lan la nit mën a def ci làmb ba mën cee toog ba mu bañ a doon tëggum dënd ak sémmiñ neex benn naqari benn leçon booy jox sa fils yi lay déglu waaw loolu moom li koy tax a def mooy seet li nga yenu li nga attan nga di ko yenu li koy tax a def mooy tegu ci yoonu jub te moytu ak tooñ nga sëñ Abdou Lahad waxoon sama sëñ ba tegu ci yoonu jub moytu ak tooñ loolu ku ko def boo dee ndaw góorgóorlu say wayjur yaakaar naa fi nga bëgg a àgg di nga fa mën a àgg te la ngay def loraange du ca am waaw kon Max xam naa ni loolu am na solo dañuy àndandoo rek dem arène national dem seetiwaat li nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène ak Lac de Guiers te dellusiwaat. benn ngóor la day jeex te ñu bàyyi xel ci feebar bi feebar baa ngi fi ñu protégé wu surtout dandante bi am na solo la ñu waxante woon man gisuma ko fii de. yaa déet gisuma ko dañu tàncante te loolu yëpp dañ ci war a veiller dañu war a xool ku toog fii tëb bi toog fii tëb bi toog fii tëb bi au minimum mais amul mais xam nga loolu yëpp CNG bi moo ci war a veiller waaye nag tàkkusaan bu mel nii gars yi namoon nañ ko mooy premier combat événementiel bu ñu amagum ci arène nationale muy diggante Eumeu Sène mii tey nga xam ne tey ñi ngi bëri ci biir Pikine biir këram ak Lac de Guiers mi nga xam ne soriwul ñu dajale leen fii tey moo tax tey bi ma ñëwee ci buntu li ma gis ci ay nit sama yaram dafa daw nga xam ne dara du làmb kon nañu gën a jàppale làmb ji te xam ne mën na réguler lu bari. waaw loo yaakaar ci la war a mën a jeexe man li may souhaité laa wax dama bëgg mu jeexe ci bëre waaw man li may souhaité waaw mu jeexe ci bëre waaw dama koy souhaité waaw non du ma digal kenn man du ma digal kenn li ma leen digal mooy fair play rek waaw ku daanu xam ne da nga war a daanu mais amuma dara lu leen digal mais daal fair play daal nañ ko am rek waaw nañ ko am nañ ci rafet maa gën a condagé mais nama naa la yaaw jaal maa ngi lay ziar laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam boo ma santee sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacké borom Maghrib ak laa sant sama sëriñ Ablaye Wade sant Youssou Ndour sant As Ndoye borom di commande sant Souleymane Soumaré DC sant nag ndeysaan président ASC sant sam 3 di Seydou Diallo Calke ndeysaan non yama su ma ko jàppee du doy ndax sëñ Fallou tracé dañ si def ak ñaan yi jóge Ndindi ak Touba ak Njaareem non man yam tey dina ma jaaxal tey barke sëñ Bamba non tey man Ablaye Wade moo ko ak As Ndoye borom di commande monsieur le président Macky Sall ndax jàmbar la ñuy wër ñun rek ñuy wër barke sëñ Bamba waaw lii lan la ambiance lamba la rek dañuy lamba rek yàlla nu yàlla may ndam mais lamb bu tollee fii yow mbër mu mag nga takkusaan bu ne am nga ko mbër bu tollee fii lan lay yëg non li muy yëg dal rek di xalaat supporteram bu baax a baax waaw te xam ne Eumeu Sène lamba ji du waru ko mën a ñàkk Pikine yëpp ñoo topp ci ginnaawam waaw man dama koy ñaanal yàlla may ko ndam lu sédd guy yéen a nekkoon ak moom confiance bi ci Eumeu ba tey pere nañu comme ni ñu daan pere rek comme ni ñu daan pere nañu ko bu baax a baax mais Tyson Junior foo toll Tyson numéro 2 foo toll non maa ngi préparé Franc ak Franc dégg naa mais amagu leen date non dinañ ne moo daax a bëre ci làmba ji
xam naa ne lamb jooju tàkk-tàkk dina bari. ba bés ba. yàlla ci yàlla. asiwër waaw. jërëjëf Tyson. Tyson numéro 2 ngi noonu. Ndeysaan ñëwal. waaw mais ñun confiance lañ indaale mais quand yee dañoo bëgg a yàq lamb ji ñoom amuñu loolu bëgg xam na ni bu ñu leen jàppee dañu leen di duma daan leen mais yàq lamb leen imagine ñun suñu géwal nekk na le ñu ñëw ba suñu géwal bootu fa ñëw teg seen sumikaay loolu day yàq lamb loolu gars yi war ñu ko seetaan. CNG xanaa defuñu woon ay numéro quand wala bu ñëwee fii la ñuy toog tay si nga fee la ñuy toog. waaw mais ñun ñoo njëkk a ñëw ñun ñoo war a jël fii biñ ñëwee ñu ne ñu duñu toog ñoom ñu dem ni xëccoo koog ñun ñu bàyyi koog ñoom ñëw fii ñu ñëwaat indi problème ñëw fële bàyyi bañ teg suñu géwal ñu ñëw bëgg a yàq affaire yi dem samb ko fële du yoon du yoon mais Lac de Guiers fonk lamb ji moo tax une heure fii la ko fekk ngir bañ problème pour teel a pare jëflante ak moom kon xam nga ni ku ñëw heure boobu pare nga mais ñoom ñi ngi ñëwul sànq jaxasa lamb ji gis nga lii lépp ñoo ko def mais loolu lépp am problème ñun defar rek moo ñu war mais jàppori lii day neexal lamb li neexoon na ci lamb waaw lii aussi daf ñuy tuddal ñun waaw mais day neexal lamb mais tamit tooñ moo baaxul tooñ du la jik te bu sooba yàlla dañ ko wan ne tooñ baaxul léegi la ñu fekk ñuy xëpp ñu ay saafara sànni ñu ay saafara mais lamb la mais bu sooba yàlla nañ ko duma daan inchallah mais Abdou yow foo toll yow foo toll non man pare naa vraiment yàlla yaa kan la mën a Gris 2 pare naa vraiment waa Guédiawaye yëpp ñu ngi leen wax ñu pare waaw Masata mi ngi suma ginnaaw xam nga Pape Mama Douagne mi ngi suma ginnaaw waa Guédiawaye yëpp ñu ngi pare combat bi waaw. waaw gannaaw ba sant yàlla jus yonte bi sant sunu Serigne Babacar Sy waaye waaj nañ combat bi ñu ko war a waajee yàlla rek moo des yàlla rek moo des. confiance bi dafa bari trop. non boo xoolee Lac de Guiers nga xam ne Lac de Guiers bi daan ñëw ak Lac de Guiers bi bokkul waaw Lac de Guiers bi daan ñëw ak Lac de Guiers bi tey mbër mi moo ñëw waaw te waat bu sifflé nga koy xam. mbër moo dafa mel ni mbër a wax loolu. mbër mi moo ñëw laa la wax. jërëjëf Aliou Seye ngi noonu. waaw mais sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Sy boo xoolee mbër mi ci lépp pare nañ muy contact bi muy physique bi muy musculation bi. waaw dama gis il est serein confiance bi dafa serein daal. waaw parce que lamb ji loo xam ne dañ ko soxla daj ci ay coono yu méttee méttee grand dem stade gradin te mënu ma ren stade gradin kon lamb ji loo xam ne dañ ko soxla moo une heure lañu fekk si stade bi. mais lamb ji tey Ron yàgg nga indi mbër sa mbër état bi mu toll tey loo ko bëreloo loo koy bëreloo. non kooku secret la bu ñu diggee ba ci biir géew bi di nga xam ne kii tuuti non da nga xam ne kii yëpp nañ ko di nga wëri waat ñëw laaj. waaw doon ko téyeloo bopp. non di nga wëri si waat yàlla def jàmm di nga wëri si waat. kon ale bu am na rëkku. jeex na yàlla def jeex na Ron merci. diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène. fa nee na Pikine tiit nañ Guédiawaye tiit nañ. ne ni koo ci joxoon nen bu ko téye du toj. présenté nañu Lac de Guiers numéro 2. Eumeu Sène. ndeysaan Ipo Ngari ak ñoxo baay ndeysaan. non ñaar ñi yàlla nañ fi yàgg te wér Ipo Ngari ak ñoxo. ndaanaan yi mag yi ñooy way noonu. Ajor Ndeye Fatou Ndiaye. Ajor Mati Thiam Dogo. Ajor Soda Mamma. Ajaratu Daaro Mbay. Ajaratu Diallo Moussa Ale Mbaye. ak seeni rek ñoom Njaxat Fay. ndeysaan Ayda Ndiaye bëgg Serigne Fall. ànd ak seeni càmmeñ Papa Ndiaye de Mbub. Demba Si ak Cheikh. ndeysaan ñooñu tey jii ñooy waykatu lamb ji. ndeysaan Sénégal a ngi nii. Eumeu Lac ñu ngi liwaatoo ñoom ñaar
Eumeu Sène Lac de Guiers Lat sànni na waaye dalul Eumeu Sène Lac de Guiers ñoom ñaar ñu ngi seen deuxième round Eumeu Sène nii mu bëree rek la war a def amalu tax fin carrière am la nekk te dafa am ci lu mu jógee te moo daanoon Lac de Guiers Lac de Guiers moo soxla revanche moo war a jëli jën kay rek sànq bi mu bëggee daan moo mbër mu mag moo do anta mbaat ak tontu la moo tax Lac de Guiers il faut mu jël initiative bëree bëre aussi nag ñaara koy def Eumeu aussi na bëre moom it na bëre moom it xam naa des fois lamb day am tegtal des fois ñu la bëreel ci lang gi des fois ñu la bëreel ci digg géew bi ndax da ngay gis saa bu ko wooyee ci biir géew bi day bañ kon xam naa ne lang la ko daloon diggante ma Modou Lo ca digg géew ba la ko dalee woon kay moo tax lu mag def dee bu dekkee bakku ndeysaan waaw waaw ku ne am nga ñaari avertissement ku ne am nga ñaari avertissement ku ne am nga ñaari avertissement waa bi yoon xanaa dina gaaw xanaa bi yoon dina gaaw xanaa bi yoon dina gaaw jërëjëf Lamine yaakaar naa mag sa combat bi yàggoon vraiment tey jii boo jàngatee diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène pour nga jàngatal ñu combat bi. ni ma ko am na ñu bari ni. Lat moom moomoon combat bi. ñu bari ni Lat waroon naa dem. yow jàngat bi lan lay doon. waa jàngat bi mooy xam nga làmb moom wax naa ko léegi mën nga daanu sax ñu kontaan ci yow. façon ba nga bëree lay doon. mais gis na boo déggee ñu ne moom woon combat bi la def na ci làmb lu ne ci làmb. mais li ko dese rek mooy doon roi des arènes. bëreeg Eumeu Sène ñu niil ngeen dellu si mu daan la mu mag la nga war a continuer pour wan koo daan dem xëccoo ji li des ci saw palmarès te moo gën a doon xale. moo tax nit ñëpp ne làmb ji bésam la. sëñ Modou wax na ko léegi. Eumeu Sène li coow liy bëri bëri ñi koy yeb. danañ ko ne toogal xaar moom moo war a wit si ndax yaa ko daanoon. toogal. xaaral bul wanteer sa combat toogal ndax même bu ngeen match nii lee. yaa ko daanoon. mais li ci yéeme mooy am na sax lu des. foog ñuy gën a waajaat di gën a bàyyi xel seeni adversaire parce que bi mu amee 3 avertissement. ku ne bi mu amee 3 avertissement. temps bi demaat mais récupéré ak rey temps mais jàppoo ci la dàqe. parce que boo jëlee coup ki lay sëkkatal mën naa yoxus dóor la mais boo ko téye woon dëbb ko soltee ci gejo gi mën ngaa rey temps bi ba mu jeex ñu yëkkati sa loxo. mais fii ak yow yaa ngi gaañu kay da la dàq mën na la wiccax ay góos moo waral mu nàcc yu bëri yooyu. mais problème bi mooy li ci am solo mooy mbër mën naa bëre daan ñu kontaan ci mbër na daan sax ñu mere ko. mais façon bi ñu bëree. comme Gris Bordeaux ak tey nag ñu war a defar waat. Gris Bordeaux parce que gis naa seen niil dañ koo teeru. waaye gis nga seen niil bu njëkk ba. bi ñu niilee ñëpp a kontaan ci ñoom. ndax dañoo joxe. mais bii wane naa daan beneen xar kanam boo xamante ne nii buñ dee bëreewaat ak xale yi. dina métti ndax xale yi dañ naan ñii. tura fa ne mais nekkatuñu fa. xëy na nag xamee gi waral ko. mais lii war na tax lu ñu dee defaat ñu gën koo fonk. xam ne bu ñu dee dajawaatee xale yi day gën a métti. làmb nag ñaara koy def mën nañ laa yeb mais toujours da ngay xalaat ne bëggoo juum daanu te sëñ Modou wax na ko léegi. xam bu fekkee seen deuxième combat bi mu daanoo du ko dóor kurpañ bu dal ne ko demal ardo kee dem ardo dellu si mu bëgg koo dóoraat mu yoxo song ko wañ ko mu teg fees. kon bii yoon ak lu mu xeex lu mu dominer du bëgg ñu yoxosu ko. moo tax toujours xeex bi day ànd ak contrôle. Eumeu Sène nag li muy ñëw mooy maa ko daanoon mooy witti damay téye sama bopp. du ma xaru di ndax su ma xaroon nit ñi ne ma dañ laa waxoon nga xaar. te xaaru. loolu la ñu bëre waale mais waroon nañoo sóor 45 minutes ci bëre dóor jàppante sax amu fa. songoon jàppante sax téye wala nga song amu fa. léewaatoo 45 minutes loolu tax amateur yi mel. sëñ Modou rapidement rek ci benn question boo xam ne promoteur tëgg bis bu toll nii mu mel nii lan lay def ci xolam.
ah li muy def ci xolam mooy li tubaab di wax c'est un goût d'inachevé. day nekk loo xam ne yow li nga war a investir lépp investir nga ko def nga li nga war a def lépp nga ñëw ñi nga xam ne nag tey ñoo waroon a remplir seen contrat rempliruñu ko. loolu day métti ci promoteur. day mel ne yow sa làmb dafa yàqu. loolu lay nuróol. donc loolu vraiment mbër yi war nañ ci bàyyi xel surtout nag làmb joo xam ne dañ ko jël tëgg ko ay kilifa ñëw teew dégg nga maam loolu ñoom waroon nañoo joxe seen bopp bu baax a baax. même bu dul kilifa yi sax amateurs yi la ñu war a jëkk a seddi cër. ñi nga xam ne dañu dagg seen billet ñëw toog donc toog fa ba benn heure bi nga dem ba sam waay làmb ji amul benn cong. loolu vraiment 45 minutes leewaatoo. 45 minutes leewaatoo. loolu ñëpp mën nañ ko. loolu nañ ko moytu waaye loolu day yàq làmb. beneen ma ci doole bala ñoo jam. parce que ñàkkee na noonu combat ñu ngi koy félicité ndax moo am ndam nag la dëgër. waaw. parce que combat am ak Modou Lo bi mu am défaite par avertissement la ko Modou Lo amee ci moom ndam moom it moo gagné donte amateurs yi kontaan nañ moo am ndam nag kon ñu ngi koy félicité ci ndam loolu moo am ndam moo am ndam ndam moom noo ko amee non moo am ndam tey da cee mos a ñàkk comme xam nga léeg-léeg ñu ne 2 défaites moo ak Modou Lo ci noonu la ñàkkee woon la dëgg mësee na ko daan Chine mais combat bi ñu naan 2 défaites ci nii la ñàkkee woon comme nii mu gagné démb kon ñu ngi koy félicité mais est-ce que Max tam jotul mu changé système mu bëri moom la dëgg waa loolu moom dana des ci staff ak ñoom rek ndax xam nga bu doonee ndaanaan amay tàkkusaan daan champion bu ne te chaque jour boo di ñu ne dafa défensif bëri neexul loolu moom mooy defaraat toogaayam xam ne champion la ndax la ma seet la dëgër ndaanaan la assuré na ci li muy def mais soo sóoree bañ a daanu mën a laa téye bala nga war a def doo ko def mais daal xam naa ne ñi ko dara ay ndaanaan lañu di nuyuwaat ba tey Mamadou Alé Ndiaye nga xam ne daana entraîné Eumeu Sène mais combat bi la de guerre la préparé te gis nañ ne ci xeex la jeexee ci xeex la amee ndam maanaam dominé na ko dóor ko ay kurpeñ nàcc na te moom demul ardo benn yoon kon liggéey ba Alé Ndiaye doon def feeñ na mais daal xam naa ne li am solo mooy amateurs yi nañ leen sóor ndax tey sax waroon nañoo jël amateurs yi président amateurs yi temps bee xat xam naa danañ leen jëlaat ndax ñoom keroog bi ñuy génn am na ci moom dañoo génn sax ñibbi li ëpp dañoo génn ñibbi loolu nag loolu avant combat bi avant muy jeex génn nañ ñibbi loolu nag honoré wul làmb boobu loolu am na solo Alaaji Sall ñu ngi lay nuyu ak di nuyu tamit Fat Sey ci añ bu neex bi di nuyu Yacine di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan Ismaïla Ngom ñu ngi lay nuyu mbokk yi daal képp koo xamante ni daal yaa ngi seetaan ñu ngi am ci yow mbégte sëñ bi noo gisee làmb ji dem Alioune Badara waaw làmb ji neex na ci côté ambiance et tout ça mais dafa nekk làmb joo xam ne ñoom dañ ko bëre ci coow avant ñuy dem ci arène bi voilà parce que boo seetloo démb li xew bi ñu waxee ci face to face yi ñoom ñaar wax ci plateau yi man personnellement ak bëri naa ci morom dañ foogoon ne dañuy ñëw reyante ci arène bi mais boo seetloo c'était un combat tactique boo xam ne ku nekk dafa am loo doon sóor par exemple ku mel ne Eumeu Sène je dirais que match boo gis am na ku gën a soxla waaw te démb bon borom xam-xam yi nekk ci làmb yëpp même ñi nga xam ne élément seen xam-xam dafa teraater ci làmb xam nañ ne Lac démb moo gënoon soxla Eumeu aussi kenn mënu ko reprocher dara parce que mënoo jóge ci champion bu toll ne moom jóge ci défaite boo xam ne par KO la say supporters xawoon ci am frustration nga ñëwaat ci beneen combat boo xam ne ki nga dajal yaa ko daan ni la moom ba pare ngay ñëw di asaaloo sa combat loolu logique loolu am na solo léegi Lac aussi moom comme ni ñu wax rek moo jekk woon démb mënoon na exploiter loolu boobu mooy combat bi jeexee ci daanu loolu am na comme ça clients yi téléspectateurs yi ak ñëwoon ci combat bi yëpp mën a kontaan voilà kon dañuy àndandoo rek ba tey itam delluwaat arène nationale ndaxte bu ñu fàtte ni Bombardier ak Balla Gaye ñoom ñaar war nañoo daje waaye def nañ benn jàkkaarloo démb ñu àndandoo te dem seetaan loolu te dellusiwaat. jërëjëf yaakaar naa Max mu ngi noonu combat la boo xamante ni am na solo. waaw xam nga ñoom daje woon nañ. te it nag avant ñuy daje am na benn anecdote bu mooy wax nga xam ne ligue bi ñu suspendre Bombardier ci combat ak Yékini bu njëkk ba. ñu suspendre ko 6 mois ba suspension bi jeexee ligue ci la commencé dugg ci làmb ndax moom dafa bokkoon ci staffu Bombardier. ci la ko tëgg combat ak Mbaye Samb mooy premier combat ligue. mais keroog Double Less 2 ñoom Elton ñoo andi Mbaye Samb.
Bombardier ba mu ñëwee ci làmb ja Balla Gaye ñëw na nattu ko ne ko bis ma tollee ni yow maay man ci làmb ci ñu bëre làmb dox ba boole leen Bombardier bi muy doonaan roi des arènes ci Balla Gaye la ko jëlee waaw am ci benn ndam ba mu ko fekkee mbuur ni ko su ma bis ma tolee bis ma toog ci yéen yow maay man ci làmb maay man ci làmb ji loolu mais làmb di dox nag Balla Gaye ne ko bi may bëreeg yow damaa feebaroon tey làmb boolewaat leen Bombardier ne ko dama laa daanoon ngay lay Balla Gaye ne ko wér naa pëlëg te danaa fayu man kenn du ma jam naa ni kon loolu lay am te revanche dama koo mane te nag waxuma la dara yaa ma mag te da ngaa li la dese ci làmb ji du ma nangu nga may daanaat ndax man dafa am lu bëri lu ma war a dese mais li ci doy waar mooy ñoom ñaar ñëpp ku ci ne roi des arènes dara rëcc nga ne bëgg naa koo dabuwaat kon combat bu am solo mais muy ñaari gaynde yoo xamante li nga mën a waat rek mooy du match nul du match nul kaddu gu mujj gi tey nga xamante ni ak tam nga wax ni sa programme fan nga jëm ak fan ngeen ci toll lan lay doon seen programme mooy un service de qualité pour une meilleure satisfaction des clients ci li ñuy liggéey ci wàllu télévision ak li ñuy organiser aussi ci ay événements bëgg nañ rek saa su ne nit ñi di kontaan loolu mooy suñu slogan mooy suñu programme voilà donc comme ni ngeen ko gisee ñëw nañ nekk ay xale dugg ci làmb ji fas yéene cee def lu mucc ay journée yi combat yi ñu taxawal ñëpp rafetlu nañ ko donc ñuy ñaan yàlla defal ñu jàmm bañ yegg si ak jàmm mu nekk ay événements yoo xam ne vraiment bëgg nañ indi révolution bu am solo ci côté ambiance ci côté culture ba pare def ci aussi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo lay doon ci côté révolution numérique bi ñu ciy invité médias yi nga xam ne yëpp nag ñu ngi nekk ci web bi donc vraiment ñu leen di woo pour ñëw jàpp ci liggéey bi donc yéen tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant parce que aussi invité ñu ci plateau permettre nañ ñu mën a wax ak sénégalais yi bon loolu ñu ngi leen ci waaw dañ leen njëkkoon woo ñu ne ñu da ngaa voyagé waaw dëgg la te ginnaaw ba télé bi télé ñëpp la bu ñu mënuñu woo promoteur yëpp te duñ la woo ñu ngi gërëm nag vraiment suñu équipe bi waa Equivox yi en commençant par le PDG techniciens yi journalistes yi ñi nga xam ne ñëpp commercial yeeg ñëpp ñi ciy liggéey ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm aussi sama famille vraiment di gërëm aussi sama soxna mooma solal moo jaar fii waaw moo jaar waaw man soxna Seck moo may solal moo lay solal voilà sama famille yëpp maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu Sénégal jërëjëf loolu am na solo yaakaar naa ni sëñ Modou tey jii ñu ngi amaat mbégte dalal la xam nga yow moom yaakaar naa kër gi sa kër la sama kër loolu moom am na te it yaakaar naa ni war nañoo liggéeyaat te it ne liggéey bi ñaan nañ yàlla mu continuer waat tey jii fan nga tolluwaat ci programme beeg ak lan ngay waxaat sénégalais yi fan la ñuy séentuwaate sëñ Modou ginnaaw boo ubbee làmb ji ba ñamale mu neex fooy génnaat waaw fi ñuy génnaat mooy le 11 Pape Diagne ak Ndoye ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax fi ñuy génnaat mooy fa ñu tegoon suñu tànk rek bien am na parrain wala amul parrain la 11 bii journée des espoirs la waaw loolu am na solo ñu paree nag dinañ def ay drapeau Papa Ndiaye ay lëmbu Ousmane Diouf sa coloré yi waaw sama coloré yi Pape Mbaye ñoo ñëpp dinañ leen defal ay drapeau donc dinañ continuer aussi di jàppale xale yi continuer fexe ba le maximum de lutteurs bu ñu mën a bëreloo ñun suñu bilan ak suñu objectif mooy loolu le maximum de jeunes lutteurs ñu bëreloo leen fexe ba bu ñuy tëj làmb ji ñu tëgg journée yu bari beneen bi ci des mooy wax naa ko Ndoye wax ko Pape Diagne drapeau bi nga xam ne moom la ñuy delloo njukkal suñu bàyyi le président Abdoulaye Wade moom jox naa leen ay instructions pour ñu seet combat bu mag bu baax boo xam ne dinañ ko ci delloo njukkal feddali ci kóllëre ci suñu rakk le frère Karim Wade donc loolu mooy li nga xam ne suñu ubbee saison bi rek programme boobu dañ ciy daal di liggéey bëgg nañ yéen ñëpp ngeen jàppale ci Ndoye jàppale ci Pape Diagne mu nekk affiche boo xam ne Pape Diagne ngi teewlu maa ngi koy ziar voilà mu nekk affiche boo xam ne affiche boobu dina méngoo ak delloo njukkal bi président Wade sax moom drapeau am xajul fii yëpp ndax il est le père de la démocratie en Afrique kooku drapeau am c'est africain kon nag delloo njukkal rek lañ koy def maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen delloo sant bu baax a baax di delloo sant kër gi comme ni nga ko waxee sama kër la donc samay rakk fi ne ak samay jarbaat donc vraiment max kontaan naa sama xol sedd ndeysaan waaw buur dañuy ñëw rek ci programme yi mënta ñàkk ndax it nag Fallou Ndiaye mooy tëgg la 10 ci arène nationale drapeau Bawal waaw Bawal production ñu sargal Yékini sargal Yékini te xam nga Yékini bul fàtte ne ci tournoi yi la feeñee drapeau chef d'état diggam ba mu daje woon ak Zallo ca la feeñee ñëw ba dégg daal yi doon roi des arènes ubale lool waaw toog ay at kenn mënul ci moom dara waaye le 11 ba tey bi sëñ Modou jëmee arène nationale capitaine Dina
war fa daje ak Cheikh Super Jamono. Jax ma nga waat gaal gi. ak 3 millions la fa teg. ma nga film la. teg fa 1 million 500 le 10 ak le 11. waaye parrain bi ministre des sports la Matar Ba. kon daal buur noonu lañ koy toppee. duñ bëgg dara réer leen ci làmb. waaye suba Luc Nicolaï di def face to face bu mag. diggante Ama Baldé ak Modou Lo. ci seen TV ci seen locaux yi la koy def. muy rendez-vous bu ñuy xaar. Boy Niang Tapha Tine mi ngi ci yoon yi. Thialis mi ngi waaj moom it événement bu mag boo xam ne Kaolack la koy tëggi bëgguma tudd mbëri ndax ñi ngi ci. ndax xam nga làmb dafa am loo xam ne boo ko fésalee. di kontaan naa nag ci sëñ Modou. moom dafa baax. te it nag ànd ak moom dafay am solo xam naa buñ naanee ndox. waaye moom bu làmbee arène nationale mu dëgër ma nga bari ñi bu làmbee mu dëgër ma nga tëngeej kon moo lay wax ne daal moom buñ ko toppee mbër yu bëri dinañu bëri di gërëm it waa Equivox di kontaan ci dalal leen ndax bëri nañu ne ci seen ginnaaw ndax seen yar ak it xalaat bi ñu am ci jëme làmb ci kanam te boolewuñu dara ak wax loolu dañ ko rafetlu buur waaye buur nag dañuy ñëw ci Pape Abdou Fall nga xamante ne nii ndaanaan la boole ñoo Pape Sy boroom xam nga rek tekki njiit couture moo jaar fii numéro bi 77 la 303 41 44 moo jaar fii kon daal tey damaa njuy baax yaay tey damaa njuy baax yaay waaw te nag ñàkk ko seet la daal warul ma nga nekk en face Masalik te moo lay ñëwal libre la ko taal otom indil la ko akay ndaanaan mooy man beneen téer valable la tul buur waaw loolu laa wax tey waaye ku ci xuloo yow da lay tooñ loolu laa wax waxal lu la neex téer yi fi nekk waaw du seen morom man ñëpp moo leen man ma naan bu doon way da nga naan waykat dañ ci des awukat lañ non dañuy aw loolu am na solo bu keneen ñëwee moo wax leneen ndeysaan mbokk yi ñu ngi am mbégte yaakaar naa ni tey ci jàkkaarloo na yéen ci seen télévision DTV ak képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan Iba Mbaye mu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi koy jaar lu bëri bëri itam Sidi Diop moom borom baax la Sidi Diop waaw ku baax la xam ne barki dem bi fekki nañ ko Orcatex waaw ndeysaan dalal ñu wax dëgg yàlla waxtaan ak moom nga xam ne bi ñu duggee ku baax yaakaar naa ville nga xool ko émission bi nga xam ne dayoo bi mu am waaw foo tourné Max Mbargane émission bi yaakaar naa sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp waaye itam di ki sant ñi nga xam ne ñoo jiite kër gi ku mel ni Sibitaire ku mel ni Mansour Sall yaakaar naa jàpp na ci suñu diggante dem stade ak yëpp Saale Bigué jërëjëf jàpp na ci ku baax waaw vraiment ñu dalal ñu gërëm ñu añee fa macha allah mu defal ñuy teraanga loolu wane ni suñu mag la suñu mbokk la suñu xarit la loolu daal la wane ci kër gi képp koo xamante ne yaa ngi jàkkaarloog télévision DTV ñu doon am ci yow mbégte ñëpp daal xam naa daal ku lim damay bañ ci ginnaaw mere la buur waaw gars yi waaw ñoom Lamine kenn du moom buur xale yi waaw xale yi Lamine ma ne xale yi rek buur bul fàtte xale yi waaw ma ne xale yi mais mbokk yi xam naa ni kon dañ leen di bàyyi ak image des jours bi rek ngeen seetaan ko tey te ñu tàggatoo ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërë ngeen jëf li may déclaré mooy bépp supporter bu am hémorroïde jarul ngay ñëw ci làmb ji parce que sa hémorroïde dina yëngatu waaw xam nañu ki ñuy bëreel day yëngal hémorroïde képp ko am hémorroïde ñëw ci stade bi sa hémorroïde dina yëngatu parce que du bëre ñun daal